man de gis naa fa askanu bëgg làmb gis nañ na gox ba kenn desul ndax ñun dañoo julli tàkkusaan rek presque dugg ca làmb ja mais maxu mais bay ñëw la ñu romb ca mairie baag ca buntu làmb ja xajul ca biir làmb ja muy dëkku làmb boo sànnee mbaatu ma teg stage ba fees del Maodo Faye di ko tëgg Ndey Faatu Adama Jali léeg-léeg ma gis bi woy taree dama daan wax làmb léeg-léeg nga gis ku matul 2 kilos 500 ñuy woy muy jooy ma ne la bàyyil jaamul deret a ko tooñ léeg-léeg nga gis ku sangoo suuf si xaacu daw dër nga xam ne moom ñëpp ay mbër lañu ñii dañuy mbër di bëre ñii di mbër toog mais bu ndënd yi saxee maxu dootoo xàmmee ñi ngemboog ñi ngembuwul gis fa spectacle ak folklore bu am solo poids léger yi 64 la ñu woon poids lourd yi di 64 kon moo lay wan ne règlement barème bi CNG santaane amoon nañ ko kon nga xam ne mbër yi bëri nañu ndax du ko ëpp kan moo mujjee gagné ki ko gagné poids lourd bi Serigne Ndiaye moo ko jël Serigne Ndiaye ñu gën a bëri ñu wax dañ ko gëjoon gis trop Serigne Ndiaye xam nga moom am na combat laaj naa ko ci sax nag laaj naa ko dégg naa ko micro ne ko sa digganteeg Sococim lan moo ko yàq mu ne ma Sococim daal joxoon nañ ma avance am ba ma ne ci préparation Habib moo ko tëggoon waaye dama xëy dégg ñu naan du bëri ci date bii du bëri ci date bële ma ne ko léegi lan moo ci xalaat mu ne xaw ma ni sama xalaat man daal maa ngi déglu samay kilifa ndax du ma waxaale du ma engagé sama bopp ma ne ko mais yaa ngi waaj mu ne man ci préparation laa dëkk d'ailleurs looloo tax nga ci sama ci tournoi yi te it nag moo ko jël ñibbisi waale ne 1.300.000 lu xam nga loolu du caaxaan ci benn tàkkusaan léegi ki daanu ñibbisi waale 620.000 loolu am na solo poids léger yi jaasi pël moo ko jël am 280.000 ki daanu am 130.000. te loolu noonu en fait su ci def jàngat. nit am combat boole ci préparation bi rek daan def dem mbapat. pour yow risque la wala préparation la. préparation la ndax day tax nga am condition bu doy ndax làmb ji amul appui avant amul marché de canard la fa am mooy bëre kon boo tàmmee bëre benn tàkkusaan nga mën cee bëre ay ñeenti combat juróomi combat benn combat du la jaaxal. gisoo rëg-rëg tournoi yooyu tax li muy def poids lourd kenn du ko def poids lourd rëg-rëg rek ngay gis buy bëre poids lourd ba nga sonn mu man laa bu sentiree ne sonn nga mu yenu la ba taxaw dóor ci suuf loolu xam nga loolu koy may bëri Elton gars yi kon jeex na kon jeex na combat bi yàgg mu ne rëg-rëg mu ne rëg-rëg lii la ci bëgg mu ne lii la ci bëgg de day bëgg dafa ko bëgg épuiser parce que soo tàmmee bëre ki ngay bëreel su demee ba sonn gémmiñam la ëpp lu muy nooyee yow miy jàppante ak moom yàgg contact da nga koy sentir su rek du ñëw rek yenu la mais bu la bëreeloo ba sentir ne sonn nga su boobaa da ngay woyof loolu nag avantage boobu ci bëre simple nga ko mën a am. waaw parce que waaw moom fa nga ko mën a amee. fa nga ko mën a amee waaw. léegi tamit même ci gala boobu. noonu dañu dégg Luc mu joxe ci quelques informations. muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé. information yooyu yow mi nga xam ne yaa fa nekkoon est-ce que mën nga ñu ko taataan. waaw mën naa ko parce que laaj naa ko ne ko du hasard ñu tuddee le promoteur des grands événements nga def face à face mu yàqu mu ne loolu dinaa ci tontu ndax dégg naa ci lu ne man mënuma lu dul woo service d'ordre bu doy pëccoxoo am mu leer ma ne buñ jógee victime mën na ci am ma ne nañ ko tas ba beneen man mi jëloon sama événement bëgguma mu yàqu. waaye beneen bii di ñëw duñ ma bett te Gambie laa jëm le 3 juillet ca stade bu mag ba laa koy def bu ko defee Gambie Sénégal benn lañ ba rafetlu it autoroute boobu ñu def ci dex gi nga xam ne daa nga ñëw ñu ne la ferry bi wàcc na nga fanaan bu gërëm ñaari chef de l'état yi waxtaan naa ci lig mais daal le 3 juillet lig ma nga jëm Gambie face à face la fay def am na ñu ne woon sax combat bi la fa yóbbu boobu régulariser ko le 25 décembre mais leeral ne face à face la fay defee le 3 juillet Gambie. Modou Lo Ama Baldé waaw dañuy fay ku dugg ci stade ba fay. waaw. te tuusu Modou Lo Ama Baldé. jar na dagg bi Ama Baldé dina ñëw ci ñaani mais mujjul ñëw. waaw ñoom ñaar ñëwuñu xëy na mu fesoon te bokkul ci contrat bi loolu laa foog. mais xalaat naa ne contrat bañ signé ak Ligue mu signé ko ci ay avocat ndax hors saison la woon te Ligue maîtriser na loolu lu ne ci contrat bi boo ko deful pénalité mën na dal ci sa kaw. waaw. bu ñu jógee foofu. dafa am feneen fu ñuy dellu. muy lenn
combat yi nga xamante ni ñoo ngi jub si. dañu waxoon internet yi ne dañ ci def jàngat. am na ci benn boo xamante ni muy diggante 3 combats yi tey ñu lay laaj ci sa xalaat ci diggante Balla Gaye Bombardier, Balla Gaye Boy Niang, Balla Gaye Gris Bordeaux. yow mi nga xam ni yàgg nga ci làmb xam sa làmb xam làmb dëgg-dëgg su ñu doon wax combat yooyu noonu bu ci nekk Balla lan la ci war a indi lan la ci war a liggéey. waaw Balla Gaye xam nga combat mag Bombardier combat la boo xamante ne nii revanche la te Bombardier bu fa jógee même bu dee continuer li koy dese ci làmb du bëri kon du bëgg moo koy daan di yóbbu daan ko ñaari yoon dem ak moom retraite kon loolu défi la. waaw mais enjeu bi mooy ñoom ñaar ñëpp ku ci ne da ngaa ñàkk titre roi des arènes ne danaa doonaat roi des arènes kon xalaatoo ñàkk combat bi bon Bombardier ne sama objectif yëpp c'était juste dama ne ñett ñi fi gën a ës naa leen daan dogo bàyyi daan ñaar ñekki ci des daan ma te bëgg naa koo daanaat doon roi des arènes daan naa Balla Gaye daan naa Modou Lo Eumeu Sène ci desoon mu rëcc daan ma te bëgg naa fayu doonaat roi des arènes Balla Gaye moom it bi mu ñàkkee titre roi des arènes daf ne waa Géejawaay danaa ko jëlaat ginnaaw Bombardier mën a doon ñaari yoon roi des arènes te mag mu fuuf foog ma doonaat roi des arènes kon boo seetee défi yooyu ne ci ñoom ñaar ñëpp moo lay wan ne ku ci ne fonk nga combat bi le jour ji kenn du may sa morom dara combat métti lay doon ndax te Bombardier ñi ngi wax ba tey dernier combat am ñi ngi wax beneen combat am digganteem ak digganteem ak Reug Reug ñi ngi ci waxaale waaye digganteem ak Reug Reug Bombardier Reug Reug ñu ngi ciy wax. Bombardier Tapha Tine nit ñi ngi ciy wax. Bombardier Tapha Tine ñi ngi ciy wax. loolu nag boo amee moo lay wan ne seen combat bi foog mu métti parce que boo amee loo rama ñaari combat ñett première sortie bi nga gañe ko dalay may avantage sinon boo ko ñàkkee yeneen combat bi day gën a métti mën naa doon sa avantage adversaire moo lay wan ne combat bu métti la. léegi ñett combat yooyu. ban nga gis ne moo gën a nekk danger ci Balla Gaye. waaw bi ci yi nga xam ne daal ci lay mooy ëpp pression ci moom digganteem ak Boy Niang lay doon. lu tax nga wax loolu. ndax dafa daan sarak. waaw ba pare gën a doon xale topp la. te daan lu bëri ci géejawaay. te Balla c'est la première fois muy bëri koo xamante ni mën nañu bokkuñu génération moom moo ko mag. moo ko mag ba pare yi nga d'ailleurs commencé na moom mi ngi ci combat am su boobaa. pression bi ci yow lay ëppee ndax Boy Niang bu daanee Balla Gaye da ko yóbbu fa sori bu ko Balla Gaye daanee te Boy Niang bu daanee Balla Gaye dañu wax moo ko mën xalaatoon nañ ko. bu ko Balla Gaye daanee. waaw bu ko Balla Gaye daanee dañ naan non booy bi daa sopp mais Balla Gaye ko man waaw mais te bu la daanee da la yàqal lu bëri. moo tax mu ne pression bi ci moom lay ëppee. kon daal yow da ngay gis ne Balla. Bombardier daan ko. wala Gris Bordeaux daan ko moo ko war a gënal sax bu dee daan day am. bu dee combat le combat à ne pas perdre. mooy combat moom ak Boy Niang. Balla sax du nangoo ñàkk benn combat mais combat bi war a gën a jara bañ a daanu combat boobu la diggam ak Boy Niang. ndax Boy Niang du bëgg ne ko daan naa la daan sa mag. te tamit. daan naa la daan sa rak. Boy Niang. dafa yàgg topp Balla. bi Balla gàddaayee ba bi mu ñëwee daf ko yàgg topp je pense Balla moo ko wax sax ne ko Sa Thiès ba pare. doon ne ko boo ko daanee boo bëreeg moom boo ko daanee dinañu bëree. waaw commencé nañ mu ne ko non li nga doon def sama père yu ndaw yooyu ay Balla Gaye 2 ay Gam ay Tyson ba ngay bëreeg ñoom lu leen nga leen doon wax te man waxaguma la dara sax. te affaire bi maa ak yow la beneen bi mu ne ko sama yeneen moroom yi doon wit sa conseiller ak di la jox benn cër bi man adversaire laa la mos a def xam naa ne mbër nga nag mais xalaatoon naa ne sama tàkkusaana yow dina ma sa am man gëwma la sama bopp laa gëm. Balla Gaye nag di ndaanaan boo xamante ne nii d'ailleurs fonk combat yee tax tukki na ma ngay INSEPS. waaw dafa teel a préparé. waaw ma ngay waajal. war fa def 60 jours. loolu tamit bëgg naa trop ñu wax ci. est-ce que. Balla je pense combat wam ak Modou Lo la demoon INSEPS. ba mu ñëwee. gis nañ doole ji mu indi. ak changement physique bi mu incarné woon jour boobu noonu. léegi. yow da nga jàpp ne. dem préparer ji à l'extérieur. parce que gis nañ ku ci mel ni Lac de Guiers. combat am yëpp moom fii la koy préparer. te musul summeeku gaayu ruus. maanaam musul jàppanteeg mbër
gars yi rus. parce que kenn ëpp ko ci doole. yow da nga jàpp ne préparation bi fële la gëne wala fii moo gën. préparation moom fépp la baaxee fépp la bonee fee avantage bi rek xëy na récupération boo mënee sàmm sa bopp. mais nee nañ désavantage bi mooy contact yi ngay soxla fii doo ko am foofu. waaw mais xam nga ci biir préparation yaa ngi dégg ñu ne jël na ñetti combattant mbër mën na ci am. waaw làmb du bëre bii rek yeneen xeetu bëre yi. amal contact même judoka mën nga ànd ak moom ngeen di préparé li am solo mën ngay def contact defi ko fële. waaw ñii yor wàllu boxe bi ñii di def lutte gréco yëpp mën ngeen a bokk benn salle ku ne di jox sa morom xam-xam te lépp préparation la mais li am solo mooy yow miy dem bu ñu la yóbbee salle yi gën a luxe te amoo xolu di entraîner sérieux ki toog fii moo lay gën préparation fa lay waxee. kon li am solo mooy ci nit ki la mais du milieu bi dañuy wax rek ndax salle yu luxe yi am foofu ay salle yu nga fii. fee mën nga am avantage rek. xëy récupération bu doy. ak nit ñi di la seet si xam nga mbër boo amee ci benn niveau bi dañ la seet si ñii di ay ndimbal ci yow doo am temps bi ngay am bu baax pour récupérer. parce que sax ñun jour dañ daan def hivernage. parfois bu ñuy waaj a préparer ñu làq. daw 1 mois. préparer foo xam ne dañuy dégg seen mbokk yi. duñ leen gis kenn du leen gis. est-ce que loolu tamit du mbëri moom lañ jël léegi tamit. waaw loolu mën nañ ko jël mais daal xam naa li ma la bëgg a tënkal rek mooy préparation baaxee na fii bonee na fi. préparation baaxee na ci biti bonee na ci biti ci nit ki rek lay doon yaay xam li la tax a jóg la kaaw la dageer wax nga ko fi kenn bëraloo ko fi sonn te sonnul nga mu sonn yow sonnoo sumeekul kenn liggéeyul te mos ta génn fii. je pense que moom sax xam na ne physiquement. voilà jeex na kon nag li am solo rek mooy yow yaay sàcc sa bopp xam li la tax a jóg buñ la dajale woon ak entraîneur yi gën a fort ci àdduna bi sérieux woo ci li ngay def ak luñ def nga ne métti na luñ def nga sonn bàyyi su boobaa doo am benn état li am solo rek mooy ci nit ki yaay xam li la tax a jóg waaw mais saal yu sophistiqué yi am foofu am na fii. mais surtout léegi nga xam ne sa saali gars yi dañu gën a. jeex na régime bi noonu la nga lekk foofu mën ko lekk fii. te en plus parfois la plupart du temps sax léegi ak internet. technique d'entraînement yi. léegi dara umpatewul quoi. kon moo lay wan ne ci nit ki lay doon. nit amee na doole fu ne. fulla ji. waaw nit amee na doole fu ne mais fulla ji mooy def différence bi ma ko. wax nga dëgg je pense li ñu moyen ci waxtu mooy waay jeex. mën nañ xam sa dernier mot. waaw li may waxaat rek mooy di wane ne. drapeau chef de l'État xam naa mooy sa dernière question. waaw drapeau chef de l'État waaw. waaw donc je pense nañ ñu may tuuti. drapeau chef de l'État. mooy gars yi duñu parfois la plupart du temps gars yi duñu comprendre. nag sa élection yi nan lay demee. nu muy nan lañ koy organiser. est-ce que mën nañ ci ñëw ñu jeexalee foofu. waaw xam nga drapeau chef de l'État wax naa ko ba muy doon individuel am na ñu bëri ñu doon jël drapeau chef de l'État mais bi mercenaires yi bëree. fu ci mel ni yenn dëkk yi nga xam ne ay Tambacounda ay Fuuta nga xamante ne nii ba ci Ndar jamono yooyu Malal représenté Ndar ba tàyyi te dëkku fa léegi nag boo jëlee drapeau bi fanaan fa xëy gàddu drapeau ba ak mise ba yëpp ñibbi génn région ba dem léegi nag comme li tournoi CEDEAO di def di organiser def ko juróomi catégorie ku jël lépp ku raw yëpp yaa gañe ku am ñett ki ci des am ñaar ki am ñett moo la gañe ñu jël forme boobu 65 kilos 76 kilos 85 kilos 100 kilos plus de 100 kilos ku ci ne da ngay am ci côté boobu benn catégorie boo présenté léegi nag bala ñoo dem day am présélection ku ci mel ni Mbuur bu defee présélection am Ndaayaan day def. kon mbëri yi nga xam ne dañoo nekk fii. waaw bëgg a dem. représenter Fatick wala ñu représenter Thiès. dañuy dem def sélection ba bokk présélection. day am présélection Fatick dañuy dajale ñu ne ci région ba yëpp. léegi daal kon amatul qualifié d'office. déedéet. foog nga dem def présélection ngay def dañuy jël mbër yi ne ci région.